ci Sénégal set dal leen nag jàmm ci suñu jotaay bi tey ñu am mbégte di dalal maître Abdoulaye Tine di président parti bi di Union sociale libérale USL maître ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Mbissane maa ngi lay fay. di la sant di la gërëm di la jaajëfal ci dalal bi. maître nga dugaloon ab recours ci cour suprême jëm daal ci ñu neenal arrêté ministre de l'intérieur bi nga xam ne ni da ko jëloon ngir fixer modalité yi nga xam ne ni moom la ñu nar a tërale parrainage bi ci élection législative yu ñu jëm sàkkuteef boobu nag cour suprême da ko neenal ban jàngat nga ci jële waaw jàngat bu ma ci am bu njëkk moom mooy que démocratie fii ci Sénégal dafa nërmeelu état de droit continuer di wéy topp démocratie di nërmeelu lu tax ma wax loolu parce que tey question bi nga xam ne moom lañ doon laaj ëttu attekaay bi jarul ngay jàng droit pour xam ko droit dafa am nu muy bindoo maanaam constitution moo nekk ci kaw après traités internationaux yi tegu ci loi ñëw règlement ñëw donc règlement ci boppam mooy arrêté bu ministère de l'intérieur jël pour mu mën a jàll ci pyramide de légalité bi foog mu méngoog li nga xam ne moom la constitution prévoir wala moom la ñu def ci suñu engagement internationaux donc ci tënk question bi moo nekkoon est-ce que tey ministre de l'intérieur am na sañ-sañ jël benn décision bi nga xam ne day salfaañee décision bi nga xam ne moom la ëttu attekaay bi nga xam ne moo nekk fële ci Abuja ñu koy woowee cour de justice de la CEDEAO rendroon pour wax ni Sénégal système mu parrainage bi niñ ko tëralee fii ci Sénégal dafay salfaañe ponk ak charte yi nga xam ne moom la démocratie teg maanaam le droit de libre participation dànkaafu woon Sénégal ci juróom benn weer yi tegu décision bi maanaam bu ñu rendoon le 28 avril 2021 il fallait que Sénégal indi ay coppite ci législation et puis mu jébbal rapport Sénégal lank ba carré donc ñu jàppoon ne ëttu attekaay bi nga xam ne moom la yoon teg ne moom mooy juge administration moom sas buñ ko teg moom mooy saytu ci yan anam la administration di doxee fexe ba benn yoon du wàcc yoon ak ponk ak charte yi nga xam ne moom la démocratie teg ñu jàppoon ni nag bu ñu demee ba ëttu attekaay bi jox ñu dëgg maanaam daanaka coow li jeex na bu ñu ñëwee tey cour suprême formalité la waroon doon parce que loolu moom mooy bayaba mooy ABC wu droit administratif maanaam tey arrêté bi dañu ko waroon a dakkal wala ñu neenal ko mais tey déjà cour bi même argument bu ñu joxe ngay sentir seen malaise parce que au lieu ñu wañ loxo Macky Sall parce que loolu la Sénégalais yëpp doon xaar ci ñoom parce que ñëpp a gis ne Macky Sall nu muy doxalee nekkul ci dëgg nekkul ci yoon day jaay doole et que ni mu nar a doxalee nii yàgg-yàgg day teg dëkk bi da ko yóbbu ci guuta ñu jàppoon ni tey juge bi dana wañ loxo Macky Sall dana réaffirmer fàttali ponk ak charte yi démocratie dakkal ko mais tey defuñu ko maanaam dañu dem laqatu ci conseil constitutionnel mais comme conseil constitutionnel moo fi daganaloon que mbirum parrainage ñoom duñ ci ardu léegi laaj buy sampu mooy est-ce que loolu lañ leen doon laaj parce que lu ñu leen doon laaj moom mooy est-ce que arrêté bi mën na ñàkk a yeyoo mën na ñàkk a wormaal cour de justice de la CEDEAO décision bu mu jël mais dañ ko esquiver ni ñu ko esquiver noonu la ko conseil constitutionnel esquiver woon ci contentieux wu parrainage yi Bougane Gueye Dany gëm sa bopp dañu dugaloon ñoom recours ne conseil constitutionnel coow li parrainage sax jarul woon muy am parce que cour de justice de la CEDEAO dafa ne parrainage dañ koy nuñ koy tegee fii méngoowul ak yoon donc waru ci woon am conseil constitutionnel daw wax ji maanaam ci lu mu rendre daf ñuy cax ne ñu loolu conseil cour suprême moo ko war a saytu mais tey cour suprême
dafa delluwaat laqatuwaat ci ginnaaw conseil constitutionnel ne conseil constitutionnel dagg na ko. ma ne nag dañuy foowe Sénégalais yi. di foowe institution yi. mais ñoom ñëpp ay juge suprême lañ. noonu la leen constitution bi prévoir. ñoom ñooy gardien wu légalité yi. mais xam nga daa am benn laaj bi nga xam ne depuis état moderne am. mooy samp chaque fois. maanaam ay juge ñoom ñooy gardien de la constitution ñooy gardien de la légalité ñoom ñoo war a wattu ponk yeeg charte yi. mais kan mooy gardien wu gardien yi. maanaam gardien yi bu ñu demee ba lu ñu leen garder loo garder wuñu ko. wala garder wuñu ko ci anam yi nga xam ne moom la leen askan bi jébbaloon. mais laaj buy ñëw en tout cas tontu bi moom mooy képp kuy gardien ci démocratie jàppal ni askan bi mooy sa gardien donc gardien wu gardien yi askan bi la. jërëjëf maître ñuy fàttali ne comme ni nga ko waxee da ngaa njëkkoon dugal recours CEDEAO dar ci wàllum parrainage yi CEDEAO jox la dëgg le 28 avril 2021 bi tamit Cour suprême ñëw neenal sa sàkkuteef mais yëg nañ ne da ngaa bind CEDEAO encore lan ngay ut ci ñoom lan ngay sàkku ci ñoom li nga leen bind mën nga ñu may tuuti ci contenu bi. waaw loolu daanaka laataa ñoo dem audience. bindoon nañ ko ba pare. mais dañu doon waslu ak di xaar xool peut-être di njort jusqu'à la dernière minute. que conseil de cour suprême plutôt. dana ñëw wañ loxo Macky Sall ne ko mu delloo si waatam xelam. mais lu ñu doon xaar defuñu ko comme defuñu ko décision wu cour de justice de la CEDEAO dafa nekk ay décisions yi nga xam ne bu daanoo jeex na amul appel amul fenn fu ñu ko mën a joytoo que état wu Sénégal benn possibilité la am moom mooy mu wàccoog dogal boobu mu wàccoog moom ci gouvernement mooy organe exécutif yi ci organe législatif yi maanaam assemblée nationale ak ñeneen mais aussi organe judiciaire ci ñett yooyu bu ci amee kenn ki nga xam ne rek wàcc na li nga xam ne moom la yoon teg ci ndoddam maanaam def ñuy dal di doon jox possibilité ñu saisir cour de justice de la CEDEAO mais pas cour bi plutôt mais commission bi loolu lañ def tey dañoo bind président wu commission bi nag moom mooy ki nga xam ne comme équivalent wu secrétaire général u ONU la maanaam moo yor administratif biñ ko jébbal tey comme plainte moom mooy Macky Sall ak gouvernement dañu xëtt yoon ponk ak charte bi nga xam ne moom la ñu xëtt cour de justice de la CEDEAO nee na mooy protocole bi sur la démocratie et la bonne gouvernance protocole boobu lu mu prévoir moom mooy dañu dàq war a sanctionner lépp li nga xam ne moom la ñuy woowee rupture de la démocratie maanaam ku xutti wala ku wàcc worma ak charte yi nga xam ne moom la démocratie teg ba ko militaires yi wàccee Guinée dañ leen sanctionné parce que normalement élection la ñu war a jëlee pouvoir moom Macky Sall ci ñi jiite woon pour demander sanction la Mali ba ko gars yi defee coup d'état bi tam CEDEAO dafa dellu sanctionné leen ci fondement wu protocole boobu gis nga protocole boobu dafa ne rupture de la démocratie par tout procédé ak nu mu mënti doon mën a nekk procédé des armes par un coup d'état militaire coup d'état constitutionnel wala coup d'état législatif Macky Sall lu mu def coup d'état constitutionnel la def ci parrainage bi coup d'état législatif moom la teg loolu nag la ñu ne fu mu jaarale Mali jaarale ko Guinée tey am na keneen ki nga xam ne yeyoo na daan yooyu muy Macky Sall parce que tey mën nañ jàpp ni à partir du moment où Cour suprême mi nga xam ne moo nekkoon dernier recours moom décidé na ne day seetaan Macky Sall da koy jàppal tànk ci li nga xam ne ci la nekk te du dëgg du yoon mën nañ jàpp ne am na rupture de la démocratie parce que ponk ak charte yi nga xam ne moom la CEDEAO fàttali maanaam Sénégal wàccewu ko respecté wu ko donc ci loolu lu ñu sukkandiku pour ne ko mu jël ay daan teg ko ci ndodd dirigeant yi nga xam ne ñooy dirigeant wu Sénégal muy Macky Sall ak ay njoñom comme nuñ ko defee pour Mali pour waa Jante bi comme nuñ ko defee pour Guinée et que loolu tey foofu laay jeexale bu ko jotee ci fan yi di ñëw président wu commission bi
dana jébbal plainte bi état du Sénégal am na diirub fanweeri fan pour def ay observation yi ñoom mënuñu ko miim parce que ñoom ñoo ne duñ ko respecté donc day yomb léegi nag commission boobu ci boppam bu paree da koy jébbal conférence des chefs d'État et de gouvernement bi nga xam ne war na am le 3 juillet ñoom yoon daf leen obligé ñu jël ay daan teg ko ci ndoddu képp ki nga xam ne respecté wul protocole yi wala décision cour de justice de la CEDEAO donc ci tënk maanaam lu ñuy xaar moom mooy ñu jël ay sanctions ay daan teg ko ci ñi nga xam ne wàcc nañ yoon xëtt nañ ponk ak charte yi nga xam ne moom la démocratie teg fii ci Sénégal te ci arrêt bu cour de la CEDEAO fesaloon le 28 avril 2021 di la jox dëgg bu ma juumul dañoo joxoon état bu Sénégal juróom benn weer pour ñu appliquer seeni décision waaw mais ba léegi sanction amagul est-ce que bii tamit sanction dina am lan moo changé ba normalement ñu war a sanctionner Sénégal non parce que ñun ñoo waroon delluwaat CEDEAO pour laaj loolu ba ko Sénégal wàccoowul maanaam ba 29 octobre bi passé ñu ngi woon ci ay tànk def ko wante ñoom ñoo gën teg communiqué ne consensus am na dañ ko dàq ni duñ ko appliquer ci élection locale yi comme ñoom yàlla defoon nañ ñu delloo si seen xel ñun aussi ñu teg ci suuf parce que du ñu def li nga xam ne amul njëriñ wala li nga xam ne day teg gàllankoor muy nit wala askan bi ñu teg ko léegi ñoom ba ñu jëlaatee ne dañuy indi parrainage parce que dem nañ ci élection locale yi gis ñu mbir mi demee xam ne tey bu ñu jàndoon askan bi maanaam askan bi day delloo buum ci mboy bi li amoon lu ko gën a yées la ñuy am ci résultat ci boo moytuwul ca lañ ñëw ne dañuy def forcing teg ko boobu ci la ñu ne fii la ñuy commencé Sénégal ministre de l'intérieur booy jël arrêté di dekkal parrainage fan yi ci tegu dañ ko attaqué cour suprême nuñ ko waxee woon noonu lañ ko defee dugal ñaari recours te recours yi jeexagul ci suspension bi la ñu rejeté mais des na fond bi donc beneen recours bi nga xam ne ñoom war nañ ci ardu léegi comme ñoom delluwuñu ginnaaw ñu ngi doon xaar tey que suñu recours pare woon na suñu demande de sanction dañ doon xaar xool lan la cour suprême di déterminer woo mais comme cour suprême ñoom ñi nga xam ne ñoo waroon a wone seen bopp ñoom ñoo waroon a wone ne ñoom daa am lu ñuy représenter fii ci dëkk bi et que bu ñu gisee président wala ministre bi nga xam ne lu muy def du yoon daanañ ko ne téyam loxoom ne ko ci dëgg delloo sil sa xel parce que da nga dara indi problème ci dëkk bi mais defuñu ko donc ci lañ jàpp ni rupture de la démocratie bi c'est caractérisé parce que conseil constitutionnel nee na du moom xool leen cour suprême delluwaat ne conseil constitutionnel dagaloon na ko alors que ñoom ñaar ku ci nekk laale woo sinon amuñu benn njëriñ ñu leen di séparer fonction charge de fonctionnement bi donc ñuy doo dàqe comme dañuy doo dàqe ñu jàpp ni dañu jàppee ay gune donc ci lañ jël suñuy responsabilité ne dañuy jébbal maintenant conséquences yi donc ci tënk lu tax amul woon sanction parce que ñoom nu ñu doon doxale ñu ngi doon jàpp ni di njort ni seen ngor wala dina leen mayaat en tout cas ñu delloo si seen xel wala buñ ko deful juge yi seen bopp dañ jël responsabilité ne leen mënu leen def lii parce que du dëgg du yoon comme juge yi nga xam ne defuñu ko ñun possibilité bu ñu desee mooy laaj lu ñu laaj. léegi sanction bu amee contre Sénégal yan forme la mën a jël yan genre sanction la Sénégal mën a comme lu ma ko wax man moom mbirum sanction déjà nekkul li nga xam ne moo ñu gënal moo tax ñu yéexal mbir mi comme ni ma la ko doon waxee depuis le 29 octobre bii passé ba lañ ko def mais boo xoolee lu ñuy demandé ay sanctions individuelles la ñu demandé maanaam waxuñu ñu daan dëkk bi wala leneen mais ñoom ci seen bopp ñu geler seen i avoir wala ñu interdire leen ay voyages comme ni ñu ko defee pour waa Guinée wala ñeneen wala beneen xeetu daan mi nga xam ne en tout cas ñoom ñoo koy apprécier pour ñu delloo ci seen xel et que ci fan yii di ñëw danaa def déplacement bi rencontrer le président de la commission et que ci CEDEAO bi déjà commencé woon naa ci am na ñi nga xam ne ay chef d'état lañ déjà évoqué naa ak ñoom problème bi mais comme lépp a ngi woon ci loxo cour suprême ñoom ñu ngi doon néggandiku ba sànq ci suba nee naa leen jottali lan la cour suprême di dogal
comme luy am na. ku nekk day jël responsabilité am parce que ñun jël nañ suñuy responsabilité ba pare. pour tëj chapitre parrainage yi mais mettre aussi parrainage yi est-ce que xel tamit mënu ko nangu bu ñuy fàttali ko élection législative yu 2017 47 listes mu doon élection bi nga xam ne nii jaxasoo na trop. ñu jëm ci ay présidentielles ñu ragal ay candidatures yi nga xam ne nii day jéggi da ak nombre de partis politiques yi nga xam ne nii Sénégal am na ko parrainage est-ce que jaaduwul ci conditions yi. laaj buy sampu. moom mooy est-ce que élection locale yi. jaar na yoon wala jaarul yoon. waaw est-ce que amoon na parrainage wala amul woon parrainage. amul parrainage. donc lay boobu maanaam rafetal jël la. maanaam du ñoom. ñoo war a décider kan mooy dem élection. parce que histoire politique lu muy wone moom mooy amul lu ñuy wax candidat fantaisiste loolu amul parti bu mag amul parti bu ndaw. histoire politique day wone ni am na ay parti yi nga xam ne ay parti yu ndaw a ndaw la ñu woon ñu dem ba nekk ay parti yu mag moom Macky Sall ba muy créer APRM ku ko waxoon ne di nga jiite ji Sénégal moom ci boppam sax gëmu ko woon. donc amul aussi ay parti yu mag fii Sénégal avant moom ana parti socialiste yi nga xam ne ñoo nekkoon parti yu mag yi ñu ngi bootu ci ginnaawam tey moom mi nga xam ne parti bu ndaw la seen ginnaaw la juddu ana PDS bi nga xam ne ñoom la daaneel alors que parti bu mag la woon ñu ngi tey di bootu ci ñeneen donc loolu moo lay won ni du ñoom ñoo war a décider kan mooy dem élection benn ñaareel moom mooy ndaam langue politique bi foog ñu organiser ko loolu amul benn sénégalais bu ànd ak sagoom bi nga xam ne nanguwul ñu organiser mais looy organiser day tegu ci yoon lu ñu leen wax ci parrainage bi yéen ñëpp yéen a ci teg seen bët mbirum parrainage dañ lay ne ay signature ngay wut nga dem wutal leen ay signature ñu ñëw teg ko fële duñ ko sax xool di contrôler ay données bêta alpha di xool ay numéro yi nga xam ne kenn xamul donc yow mii di wut parrainage boo koy wut maîtriser woo yow sa sort élection du football du mbapat du làmb démocratie mënta reposer ci ay tirage au sort kan mooy njëkk a déposer ak yooyu loolu moo lay wan ni sax dañu dellu ginnaaw maanaam daf ñuy ridiculiser du tir au but donc lépp dafa war a tegu ci rationalité maanaam xel daf ko mën a daj daf ko war a mën a daj moom la ñuy neewee en droit le principe de sécurité juridique booy passer examen mënoo ñëw ñu ne la passer l'épreuve bi mais xamuñu nu ñu lay corriger boo demee ba teg ñu rejeter wala ñu nangu ñu ne leen nii lañ la corriger loolu moo tax ñu jàpp ni Sénégal fii mu toll mënta appliquer parrainage citoyen li may wax du dañ boo leen ko waxee ñu ne la am na dëkk yu bëri yi nga xam ne dañ koy appliquer mais promesse électorale la woon bu président François Hollande dafa waxoon ne moom bu ñëwee day indi parrainage citoyen parce que foofu dañuy critiquer parrainage des élus mais boo xoolee ba bu ñëwee ancien premier ministre ki nga xam ne moo nekkoon imaamu jawrin yi muy Lionel Jospin moom la sas ne ko tegal benn commission Jospin ba mu tegee commission Jospin càmbar mbir mi teg benn rapport lu mu ko wax moom mooy ñun France pareeguñu pour appliquer mais François Hollande daf ko teg ci suuf xoolal Sénégal problème yu ñu am ci état civil ñaata xale ñoo passé en 36e amuñu sax kayitu juddoo parce que on était obligé bàyyi leen ñu def ay examen wala ay certificat d'études wala ay examen donc dëkk bi nga xam ne amuñu fiabilité administration bi nga xam ne amuñu connectivité mënuñu échanger ñu bëgg a ñëw yeewu ne dañuy teg parrainage citoyen yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñooñu ëpp organisation administrative maanaam dañu jàpp ñoom loolu prox ndoll la nar a nekk parce que xoolal ci dëkk yooyu yëpp yàggul dara organiser nañ ay élections mais doo dégg ay liste rejetée wala coow yu ñàkk fayda yu ñuy dégg fii pourtant tey ñaata informaticien la ñu am tey mën nañu fexe ba liste bi mais dara du jàll su dee conforme wul boo koy dugal mais dañu nekk ci benn esprit bi nga xam ne maanaam da ngay fexe nooy piéger sa moroom démocratie du loolu du mbapat mbir mi du bëre mbir bi élégance la démocratie yëfu gentleman donc da ngay naw sa moroom mu ndaw la ngeen jouer ku gagné nga félicité ko parce que yoon yemul ci benn mais dañuy ñëw fexe xool nan la ñu mën a tegee ay galgaay ay prox ndollu ba yow doo bokk maanaam loolu petitesse d'esprit la moo tax ñu jàpp ni loolu mënuñu ko bàyyi mu woy fii Sénégal donc Sénégal pour jeexal Macky Sall
daf ko fekk mu nekk démocratie majeure buy dox dina dem bàyyi fi démocratie parce que il y a 10 ans 23 juin sénégalais peuple bi nekkoon ci mbedd mi di manifester pour défendre constitution bi pour défendre règle de droit yi peuple boobu gënul Sénégal mu ngi fi tey loolu mooy yoon bu mu jël maa ngi koy ñaax mu delloo ci xelam fàttaliku lu mu doon wax ci place de l'Obélisque bu dee fàttali na ko mu duggaat ci internet bi xool man défendre naa collectif dossier victime des violences électorales yi dossier wu Mamadou Diop bi Mamadou Diop lu tax mu génn àdduna parce que dafa gëmoon dëggu teewu message bi nga xam ne leaderu M23 yi moom lañ doon woote moom mu bokkoon ci tey ñooñu bu ñu ñëwee xeex ba ñu yegg fu ñu yegg tey boo ñëwee di wax troisième mandat wala ngay xët ponk ak charte démocratie maanaam mën nañ jàpp ni sax deuxième assassinat la parce que da nga assassiner esprit wu seen combat maanaam c'est une mort morale. Maître